بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وموالاه mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi sant borom bi subhanahu wa taala ci xéwal bu ñu defal te mooy jotaayu ramadan bu mel nii borom bi boole ñu ci jotaay bi ñu toog nii ci bëccëgu ramadan mbokk yi loolu tawfiq la boo xam ne yombul. ñu ngi sant yàlla ci loolu di ko ñaan mu barkeelal ñu jotaay bi barab bii nga xam ne yàgg nañ fa yëkkati kàddu dëgg mbokk ci tribune yi nga xam ne war na dund bu baax ndax lu bare bari yàlla dogal na soppeeku na ci lislaam jëm kanam ci barab bii la amee bari na ay conférence yoo xam ne jib na fii ci barab bii jeexit ba sori na lool ci réew mi mën naa ne sax sori na sax ci Afrique wala sax ma ne sax ëpp na gën na yaatu Afrique kon barab bi barab bu ñuy bëgge la barab bu ñu fonk la te it jullit ñëpp war nañ cee jàpp mu gën a jëm kanam tey jii nag li nga xam ne moom lañ fi waxtaane tey am solo lool 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 ndax tomb bu njëkk bi mooy palaasu ku dul jullit ci biir lislaam loolu war na leer ndax ñuy xeexkat lislaam yu bare bari foog nañ ne loolu lislaam yaatuwul yaatuwaay bu mu uufee ku dul jullit ci biir këram te fekk na ku dul jullit sax de li ko lislaam préwaaral ci biir lislaam mën na dem sax bu gën a for lool gën a yaatu gën a baax ci moom la ko yeneen système ya préparé loolu nag jullit ñi war koo leeral pour ñu xam ne lislaam diine buy jaboote ñépp la diine jàmm la diine yiw la diine ju yaatu dënn la itam nag loolu war na leer tuuma yi ñu tuuma lislaam yépp mbir la moo xam ne teguwul fenn kon boobu tomb suñu mbokk Moxtaar Kebe danañu ci leeralal tomb ñaareel bi imaam Ismaïl dina ci ñëw mooy terrorisme concept ba ak jihad ci biir lislaam dina ci leeral foofu itam loo xam ne mboolem li nit ñi wax ci ay lëndëm jéem a lëndëmal xelu nit ñi ci wàll woowu moom imaam Ismaïl dina ci leeral moom itam ci boobu côté bala ma sori nag ci wax ji damay jël kàddu gi jox ko oustaz Mokhtar Kébé mu jëkk ñoo waxtaanal ci palaasu ku dul lislaam ci biir lislaam ku dul jullit palaasu ku dul jullit ci biir lislaam bu ñu paree nag ñëw ci beneen conférence bi beneen waxtaan bi muy bu imam Ismaïl incha allah kon ñaata minutes lañ jox kenn beneen bi 45 minutes xanaa dina war a doy kon benn bu ne 45 minutes incha allah kon oustaz Mokhtar am nga 45 minutes incha allah bu ñu paree nag xam naa dañu jox kàddu gi mbooloo mi ñoo moom li ci des ci wàllu jël kàddu gi ngir yokk ci li nga déggoon ci waxtaan wi walla am lu la ci lënt loo bëgg ñu gën ko leeral nga sàkku ñu gën ko yaatal loolu nag bu ñu paree seen exposé wàll woowu yéen mbooloo mi yéen a ko moom
kon bismillah. inna alhamdulillah nahmaduhu an hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allahu hamdan tayyiban mubarakan fihi wa nusni alayhi alkhayra kullah wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wa min nazawati shaytan wa nashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna al-hibba muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kasira subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa 'allimna rabbana ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa zidna ilma wa ba'da assalamu alaykum wa rahmatullah. gannaaw sant yàlla julli ci yonent bi noo ngi nuyu mbokk yi fi teew yépp di kontaan ci daje bi ñu dajewaat ci barab bu mag bi comme ni ko inspecteur Ndiaye waxe di ñaan yàlla mu defal ñu tawféex ba li ñu yaakaar def fi mu nangu ko di ndokkeel mbokku jullit ñi ci weeru koor wi ñu nekk di ñaan yàlla mu defal ñu tawféex ba nu jeexal ko te lii nga xam ne moom la ci diggee ci yiw ak ci far bàkkaar mu defal ñu ko defal ko mbooleem jullit yi nga xam ne ñoo ngi woor. di beral nuyoo inspecteur Ndiaye ak imam Ismaïl ci jotaay bi nga xam ne moom la ñu bokk. comme ni ko inspecteur waxe thème bi ci thème yi nga xam ni dafa bokk ci yu ñuy jéem a gàkkale lislaam di wane ne diine la joo xam ni xejoowul keneen. dama bëgg wax rekk ne ci texte l'islam yi c'est-à-dire ay tërëm ci expérience su jullit ñi ci dund ak ñeneen ci comparaison booy def tëm diggante jullit ñi ni ñu jëflanteeg ñi ñu bokkalul diine ñu nekk ci seen biir ak diggante ñeneen ñi ni ñu jëflanteel ak jullit ñi ñu nekk seen biir benn ponk boo ko ci jël boo daaneelee conclusion bi inspecteur wax ci ngay teere mooy ñu dul jullit amul benn keppaar boo xam ne bi jox na leen gëdd jox leen dayo jox leen seen ax bu mel ni walla bu jigee bi leen islaam jox amul. loolu yaxu diine yi mun na ko seede expérience bi jullit ñi am ak ñeneen ñi ci seen jaar-jaar booba ba tey jii sax même bu fekkee ne de temps en temps mu am ay ñëgg-ñëgg da ngay gis ne ñi dul jullit lislaam jox na leen dayo bi nga xam ne moom la ñu soxla jox na leen. pour ñu traiter thème bi il faut ñu bàyyi xel ni lislaam diine la joo xam ni dafa nangu ci keppaaram lii ñu tudde ak woroo walla diversité am ci biiram. diine la joo xam ne ji nangu na ci keppaaram loolu sax ci sunan yi la bokk ñu nekk ci pénc moo xam ne mi nit ñi dañuy woroo gi mën na nekk ci wàllu waaso, mën na nekk ci wàllu culture, mën na nekk ci wàllu jaar-jaar, mën na nekk ci wàllu làkk. waroo googu l'islam accepté na ko, nangu na ko, bëgg aussi jullit ñi ci seen dundin ñu nangu waroo googu def ko muy loo xam ne lii day tax ñu gën a mën a ànd. yéen ñëpp yéen a ngi jàng waxu borom bi subhanahu wa taala, yaa ayyuhan naasu inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu inna akramakum inda allahi atqaakum. donc waroo ci wàllu waaso wala ci wàllu culture l'islam accepté na ko,
ngir mu nekk élément boo xam ni day tax nit ñi xamante, bu ñu xamantee kenn ku ne ñu jox la sa place mën a jëflante ci cadre boobu. donc du loo xam ne lii nit def ciy gëne nit, waaye nit la muy gëne moroomam mooy li nga xam ne moo dox ci diggante ak boroomam mu rafetal ko ba mu yóbbu ko mu bokk ci ñi nga xam ne ragal nañu borom bi. bu dee waroo aussi ci wàllu diine, l'islam daf ko accepté na que ni ci sunan yi la bokk. yàlla def ñoo xam ne ñii dañu gëm ak ñoo xam ne ñii gëmuñu, ñu mën a ànd nekk ci benn espace di ci dund, te kenn ku ne ñu bàyyi la nga jëflanteeg sa moroom ci maslaha ak ci waxtaan, ngeen di wootante ci kenn ku ne selon li mu gëm. boo ko convaincre nga ko, boo ko convaincre nga bàyyi ko ci li mu ne. loolu bu ma bëggoon énumérer ayaatu Qur'an yi nga xam ne wax na ci mën na guddal waxtaan bi. pour mu dugg ci thème bi mooy ñi nga xam ni duñu jullit te nekk ci keppaaru lislaam, boo dee seet boroom xam-xam yi dañu leen def ay groupe yi mën na am kenn ku ci ne nañu jëflanteeg yow, walla li ñuy xaar ci yow pour jëflanteeg ak yow mën na waroo ak traitement bi ñuy am ak keneen ki. muy ñetti groupe yoo xam ne yi benn bu ci ne aussi boo ko càmbaree ba mu jeex da ngay gis ne amul benn àq boo xam ne bii ñuy jox nit àq tey ñu ngi koy xeexal nit, lu mooy àq boobu lislaam saxal na ko lu ko ëpp te jógewul ci béjoo, ci xeex, ci confrontation ngir jot sa àq. ku ne xam na ne àq yi nga xam ne léegi nit ñi am nañ ko ci société yu moderne yi, ci xëccoo ak jaamaarloo yu ci bare bare ci la balle. mais fii ay àq la yoo xam ne yi xëccoo waralu ko, mais ci nature l'islam ak ci maandute gi nga xam ne moom moo war a am ci l'islam, parce que ci borom bi la jóge, ci la àq yooyu saxee ci ñooñu. donc différence bu mag la. àq yoo xam ne yi ci béjoo ak conflit la jóge, ak àq yoo xam ne yi ci teeyug bekken la ko lislaam joxe ñi nga xam ne ñoom la ko war a jox. ñi nga xam ne duñu jullit mën nga leen tënk ci ñetti kuréel yu mag. kuréel bi ci jëkk mooy ñi nga xam ne dañu jëflante kilifteefu jullit ñi. kilifteefu jullit ñi di leen yilif, fekk na li dox seen digganteeg ñoom mooy dafa am lu ñu tuddee al-musaalaha, c'est-à-dire dafa am réconciliation walla waxtaan bu dox seen diggante ba am pacte boo xam ne bii dañu ko signé seen diggante. loolu bari na ci histoire jullit ñi. bi ci gën a siiw boo weesoo pacte bi nga xam ne bii yonent bi signé na ko ak nasaara yi nga xam ne ñoo jojowoon Najraan, pacte bi nga xam ne Omar ibn al-Khattab signé waat na ko ak waa Iliya ci Quds, mooy bi nga xam ne moo ci gën a fés. am na yeneen yoo xam ne yi xewaat na ba ci 7e siècle bi nga xam ne jullit ñi dañuy dem ci barab woo ay nit ngir ñu dugg ci lislaam, ñooñu gis ni seen diine doy na leen, waaye mën nañu bokk ak jullit ñi keppaar, ñu waxtaan ba d'accord ci lan lañ leen di bàyyeel ak lan lañ leen di jox ci ay àq, muy pacte boo xam ne bi dañu koy signé, muy lu ñu tuddee as-sulh wala al-musaalaha. bu ko defee lépp loo xam ne lii
dugg na ci pacte boobu ñu waxtaane ko dafay war ci jullit ñi ñu sàmm ko tànk beneen parti bi mu ngi sàmm li nga xam ne lii moo dox seen diggante. donc loolu mooy kuréel bi nga xam ne duñu ay jullit te nekk ci biir keppaaru lislaam mooy kuréel boo xam ne bi am na pacte bu dox ci diggante mag ñoom. tëb naa sax pacte bu mag bi nga xam ni yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu ñëwee Medina def na ko ak yahudi ñu tuddee ko saxiifatul Madina nga xam ne minorité la boo xam ne bi dafa nekk ci biir Médine nanguwul dugg ci lislaam diineem doy na ko mu continuer ci mais nangu na nekk ci kilifteefu yonent bi ci keppaaru lislaam ci réewum lislaam yonent bi signé ak ñoom ci saxiifatul Madina détails yi xejul fii jox leen xorma ci seen diine am yu mu leen gàddul boobu mooy bi njëkk. donc kuréel bu njëkk bi mooy kuréel boo xam ne bi dafa am lu dox digganteem ak jullit. am kuréelu ñaareel bi mooy kuréel boo xam ne bi xeex dafa dox digganteem ak jullit ñi jaar nañu fi ñu war a jaar ngir woote jëme ci lislaam nangu ñu dugg ci lislaam nangu ñu bàyyi jullit ñi ñu woote jëme ci lislaam conflit dox seen diggante. conflit boobu amul lu ko réglé lu may ñu jaamaarloo. conflit bi amul lu ko réglé lu may ñu jaamaarloo. ñu tàmbali jaamaarloo bi ba dem ba nga xam ne léegi lii nga xam ni mooy victoire bi ñëw na ci jullit ñi ñoom ñu nangu accepter victoire boobu nangu dund ci biir keppaaru jullit ñi te di joxe li ñu tuddee aljizyatu mooy ñuy joxe galak wala ñuy joxe impôt boo xam ne bii nangul na leen ne dañuy nekk ci biir keppaaru lislaam. donc ñiy conflit moo tàmbali ci seen digganteeg jullit ñi conflit bi mu jeex ci jàmmoo nangu ñu bàyyi seen diine parce que amaguñu lu tax ñu war a dugg ci lislaam ci ngëm wala ci lislaam doy leen ñu des considérer seen diine li ñuy nangu rek mooy nangu nekk ci biir keppaar goo xam ne gi lislaam moo ko yilif li koy màndargaal li koy matérialiser mooy ñu nangu joxe loo xam ne lii moom la ñu tuddee aljizyatu te mooy impôt bi nga xam ne mooy wane ne yaa ngi dund ci biir keppaaru jullit ñi ji jëflante ak ñoom ci cadre boobu. beneen groupe bu ñaareel bi mooy groupe boo xam ne bi nekkul ci situation boobu mën na nekk individu boo xam ne bi nekkul ci groupe boo xam ne bi am na lu dox digganteem ak l'islam bañu mais mu ngi nekk ci biir keppaaru lislaam di julli wala mu nekk koo xam ne kii dafa bañ kilifteefu lislaam gi te fëskee ne nekk ci biir jullit ñi mën na nekk ci biteem comme mën na nekk ci biiram mais nanguwul accepter kilifteefu lislaam gi mais ak bu mu ci mën a doon groupe bu ci mën a doon lislaam jox na ko lii ñu tuddee àq yi nga xam ne mooy àq yi ñëpp bokk. tomb ñaareel bi ci li nga xam ne mooy li ñu bëgg wax mooy kuréel yi nga xam ni dañu dugg ci sulh. yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa am lu mu wax ci groupe boo xam ne bi daf leen doon yebal mu ne leen xëy na yéen ngeen dem ci barab boo xam ne bi da ngeen di xeex ak aw nit bu ngeen xeexeek ñoom ngeen am ci ñoom victoire ngeen am ci ñoom ngañ ngeen gañe leen na ngeen moytu bu ñu leen nangulee seen ngañaay loolu ngeen yegg ci seen alal loo xam ne lii joxuñu leen ko walla ngeen yegg ci seen bakken loo xam ne lii yoon mayu leen ko walla ngeen yegg ci seen njaboot loo xam ne lii yoon mayu leen ko. Abu Yusuf
ci ñi doon ànd ak Abu Hanifa te ci boroomu xam-xamu lislaam yu mag yi la bokk, ci ñi bind lu baree bari ci doxalinu lislaam ak ñeneen ñi ak ci doxalinu lislaam ci wàllu alal, ci ñi ci bind lu bari la. moom li mu wax mooy ñi nga xam ni lislaam dafa yegg ci ñoom ñu jëflanteeg jullit ñi ba yegg ak ñoom ci benn pacte boo xam ne bii dañu ko bind signé ko, nee na loolu ñu d'accord jullit ñi ci loolu rek la ñu yem. yuxadu minhum ma sulihu wa yuwaffa lahum wala yuzaadu alayhim. nee na li ñuy jàpp li jullit ñi am ci ñoom mooy li ñu siñanteeg ñoom comme pacte. waxtu wi daf ci xejul, mais bu ñu ko jëloon énuméré ko ci pacte yu mag yi, da ngay gis ni situation tax na jullit ñi li ñu maye ci situation bi walla li ñu waxtaane ci situation bi oroon ak yenn ci clause yi li ñu waxtaane ci beneen situation. mais ak lu ci mën a xew, ñoom ñëpp d'accord nañ ni li ñu négocier ba tënk ko, loolu lu ñu war a matal la. loolu bokk na ci yi jaaxal àdduna bi tey. nan la ñuy fexe ba bu conflit amee ba ñu négocier li nga xam ne négocier na ñu am garantie ko ni nit ñi dinañ ko jëfe. jàpp naa ne loolu jullit ñi dafa bokk ci seen pas-pas. bu ñu jëflanteeg nit am loo xam ne lii signé nañu ko mu dugg ci baatu lislaam yi ñu tuddee al ahd, loolu ñu matal ko parce que seen diine moo leen ko sant, mais dépendrul sax ci ki ñu koy jëfle wala dépendrul ci rapport de force yi. xam nga ci situation bi ñuy dund nii tey, lii nga xam ne ci la ñuy doxe ngir respecter pacte yi, la plupart li ci gën a rëy mooy rapport de force yi nan la toll. bu fekkee ne rapport de force yi dafa jàng jëm ci yow, mën nga diggaaleeg nit ba pare di def li nga xam ne moom nga bëgg a def. mais fii même rapport de force yi bu nekkee dafa favorable ci yow, ci l'islam bi, ci jullit ñi amuñu droit def loolu. léegi bu ñooñu ñetti kuréel yooyu lan la leen l'islam jox ci ay àq? dinaa ko tënk ci ñaari point yu mag. àq yi nga xam ne moo aju ci wàllu diine ak àq yi nga xam ne moo aju ci droit yi nga xam ne dañu koy jox nit koo xam ne kii moo ngi dund. bu dee àq yi nga xam ne moo aju ci wàllu diine, àq bi ci jëkk mooy ku ne xam na ni suñu pas-pas ak lislaam sax ni muy gisee mooy jënd diine mooy ji baax, moom la yàlla di nangu, mooy diine lislaam. inna diina inda allahi lislaam. loolu mooy suñu pas-pas. waaye bu ñuy jëflantee koo xam ne kii du jullit, àq bi ñu koy njëkk jox mooy nangul ko ne loolu mu yor diine la. ñaari dimension la yu bokkul. même ñu bari ci jullit ñi dinañ ci def erreur, c'est-à-dire reconnaître keneen ki ne loolu mu yor lu mu sañoo jaamoo yàlla la, diine la. loolu àq la boo xam ne bii ki nekk ci kippaaru lislaam te du jullit, lislaam daf koy nangul loolu. yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax naa ko léegi ci saxiifatul madina, bi muy ñëw signé pacte bi nga xam ni moom la signé ak yahud yi, bokk na ci li mu signé mooy lil yahudi diinuhum wa lil muslimina diinuhum. yahud yi am nañu seen diine bu nuy jaamoo yàlla, nangul nañu leen ko. walil muslimina diinahum, jullit ñu aussi am nañu seen diine bii nuy jaamoo yàlla. donc reconnaître keneen ki nga xam ne kii du jullit te nekk ci keppaaru l'islam, reconnaître ko diineem, loolu defe naa ne lu am importance la. ñun ñoo ngi jëflanteeg ñoo xam ni même dañuy nekk sax minorité ci suñu biir, mais mënuñu fexe waxu diplomatie rek la ñuy wax.
mais mënuñu fexe ba ñu reconnaîtral ñu ne ñun suñu diine ji diine la yonent bi ab yonent la bu jóge ci yàlla. même dañuy nekk minorité ci suñu biir mais duñu yegg ci reconnaîtral ñu ne nu l'islam bi ñu yor diine la. Seydina Muhammad ku yàlla yónni la, xëy na nag dinañu wax rek waxu diplomatie nii, mais l'islam daf koy yaxal ci jëflanteel ne nangul naa leen ñu mais du yem ci nangul leen seen diine, mais daf leen di jox ak ci ñu respecter leen seen diine ba nga xam ni duñu ko attaqué duñu ko agressé. mun nañ ko jàngat nag wane ci lan moo ci ay faiblesse, wane ci lan moo di ay njuumte, wane ci lan moo di ay manquement, waaye duñu agressé diine jàmbur. alquran moo ñuy wax ne wala tasubbu alladina yad'una min dunillahi fa yasubbu allaha adwan bi gayri ilmin. mooy wax julli di ne bu leen, te booba sax du ci diine yi jóge asamaan mais ñi doon jaamu ay xërëm, mu ne bu leen xas li nuy jaamu. bu ngeen xasee li nuy jaamu ñoom dinañu xas diine ji ngeen di jaamu, xas borom bi subhanahu wa taala mi nga xam ne mooy seen borom. li leen koy teg mooy agression bi nga xam ne moom ngeen jëme ci seen diine, moom mooy jur ak noonoo ci seen diggante goo xam ne gi teguwul ci xam-xam. donc respecter leen seen diine, warmaal ko, bañ ko agressé, waaye mun nañ ko jàngat. al imaamul Baqillaani ci dawlal abbasi dafa daan dajeeg ñi nga xam ne ñooy prêtre yeeg labbe yeeg boroom xam-xamu église bi, ñuy wéralante ci ay point ci diine ëpp cëslaay ci wàllu xam-xam ak ci wàllu logique, mu ciy jongante ak ñoom jongante boo xam ne bii ci wéralante ci xam-xam. mais doo gis ci kilifa lislaam yu mag yi wala boroom xam-xamu lislaam yu mag yi ñuy agressé noonu diine boo xam ne bii du diine lislaam ci façon boo xam ne bii bu inutile la comme léeg-léeg ni muy jox. donc respecté leen seen diine, loolu am na. ñetteel bi ci àq yi ñu am mooy garantir leen ñu am seen droit ngir jaamoo yàlla selon seen ni ñu ko gisee, wala jaamoo ñoom seen yàlla selon ni ñu ko gisee. ñu garantiral leen liberté ñu mën a def seen ay jaamu selon ni ñu ko gisee ci seen diine, te du déranger kenn ci jullit ñi. Ibnu Ishaq mooy nettali seen boo xam ne bi bu yéeme la. nasaraan yi nga xam ne ñoo dëkk Najraan, defe naa ne ci sud bi la ñu jóge ci subul jazira bi, ñëw fekki sa yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci Médina ak seen kilifa église. nee na dañu ñëw fekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci Médine, booba julli nañu tàkkusaan ba pare. nee na ñu ngi sol seen coluwaayu làbbe, alayhim siyaabul xibr. ñu ngi sol seen tenue bi nga xam ne bi moom la làbbe yi di sol bu ñu nekkee ci seen église. ñu ñëw fekk sa yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Ibn Ishaq mooy nettali, nee na saxaaba yi nee nañu ci seen taar mësuñoo gis benn délégation boo xam ne bii ñëw na seet sa yonent bi alayhi salaatu wasalaam ànd ak taar boobu, melokaan boobu, discipline beeg xorma beeg ni ñu solo. li ma intéressé mooy nee na ñu ñëw fekk yonent bi ci jàkk ji, seen waxtu bi ñuy defee seen jaamu yàlla jot. yonent bi ne Ibn Ishaq mooy wax de daawuhum bàyyi leen
fa sallu ila al mashriq. booba soppi nañu xibla bi ba jullit yi ñu ngi commencé jublu kaaba gi. mais li ma intéressé mooy ñaari baat daawuhum, bàyyi leen dafa mel ni boo ko dee déglu dafa mel ni ñu waroon yonent bi affaire bi mën na leen choqué, war leen jaaxal. ci biir jàkk yonent bi alayhi salaatu wasalaam nasaraan yi ñëw di fi def seen rituel yi nga xam ne moom la ñu bëgg a def. mu leen daawuhum, bàyyi leen mu ne fa sallu ila al mashriqi, ñu def seen façon julli jublu foo xam ne fii moo di sowu bi waroog fi nga xam ne foofu la jullit ñi daan jublu. donc yonent bi alayhi salaatu wasalaam may na leen ñu joxe li nga xam ni mooy seen jaamu yàlla. am na ay keppaar yoo xam ne ay jullit tey maa ngi liir xaw ma information bi degré wér bi nan la toll, ñu ne am na ay jullit yu nekk ci benn parti ci àdduna bi ci Chine fi mu nekk nii teg nañ leen ci ay conditions yoo xam ni dañ leen tere ñu woor weeru koor. am na ay jullit yoo xam ne yi teg nañ leen ci ay situation ci ay réew ba nga xam ne liy war a tax ñuy jooxe seen pratique diine yombul. mais fii ay jullit lañu yoo xam ne ñoo ngi ñëw ci Medine te jamono boobu jullit ñi ñoo ngi nekk ci fi seen doole war a toll, parce que ci at yu mujj yi lañ ñëw nasaaraan najraan nga xam ne du ñàkk pexe moo tax ñu jëflanteeg ñoom. booba ñëpp ñoo ngi ñëw di wut ci ximaaya di wut ci protection ci yonent bi, parce que dominé na siful jazira bi yëpp ci période boobu. bu doon ci début bi nga ne dañu am doole sax moo tax ñu may leen loolu, mais ci période bi nga xam ne dañu dominé ba pare ci lañ leen garantir leen mën nañu jaamu yàlla selon li nga xam ne mooy seen diine. beneen ñeenteel bi nga xam ne moo aju ci seen wàllu diine mooy ñu garantiral leen protéger leen seen barabu jaamu yàlla, garantiral leen protéger leen barab yi nga xam ne tabax nañu ko muy barab yoo xam ne dañ ciy jaamoo yàlla. yéen a ngi jàng ci alquran wax ji nga xam ne sunu borom subhanahu wa taala moo ko wax walaw laa dafullahi nnaasa baadahum bi baadin lahudimat sawaami wa biyaun wa salawatun wa masajidu yuzkaru fi hasmullahi kasira. nee na bu dul woon ak li yàlla def am ñoo xam ne ñi gëm nañu koosam fas ne jaamaarloog ñi nga xam ne dañu nekk sofaan di protéger li yàlla moom ci kaw suuf. nee na loolu bu fekkoon ne amul dinañu daaneel bépp jàngu boo xam ne bii nasaraan yi ci la ñuy jaamoo yàlla, wala synagogue yi nga xam ne yahud yi foofu la ñuy dugg ngir jaamoo yàlla, wala jàkk yi nga xam ne jullit ñi ci la ñuy jaamoo yàlla. gis nga maabit yooyu barabu jaamu yàlla yooyu jaamukaayu yàlla yooyu ñu sécuriser ko saytu ko ñoŋal ko. loolu dafa bokk ci liy motiver jullit ñi bu fekkee ne ñu ngi dem alqis boo demee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ndénkaane yi nga xam ne moom la daan jox ñi nga xam ne dañuy génne saxaaba yi ñëw répété waat ko ci gannaaw sa gi, moo xam Abu Bakar la, moo xam Omar la, moo xam Ousmane la, moo xam Ali ak ñi ñëwaat ci gannaaw. bokk na ci ndénkaane yi nga xam ne moom la ñu doon jox ñi nga xam ni ñoom la ñuy yebal ngir ñu dem ci réew yi nga xam ne du ñu réewu lislaam di fa fekk ñoo xam ne amoon nañu seeni jàngu di fa jaamoo yàlla, ñu protéger ko sécuriser ko. képp koo xam ne ki yaa ngi ci biir jàngu bi am nga sécurité, kenn du dal ci sa kaw. jàng bi aussi kenn amul droit màbb ko, kenn amul droit daaneel ko. xoolal tey ay jullit ñooy jëflanteeg seeni moroomu jullit di màbb seeni jàkk ci seen kaw. Suuriya tey
boo fa demee ñoo ngi màbb ay jàkk ci sànni ay jum yoo xam ne yi bu ñu koy sànni dañuy sànni rek mu matale. daaw jéeg la walla daaw bi nga xamee ne Israël dal na ci kaw Gaza gën jaa néew téeméer ak ñaar fukk ci barabu jaamu kaayu yàlla moo xam jàkk la yii détruire nañ ko complètement yii daaneel nañu genn wàll gi sans pour autant ñu xool ndax fii ay barab la yu am xormu wala du ay barab yu am xorma mais jullit ñi ci seen conduite ci seen histoire ci seen taarix amut ci seen histoire bu njëkk ba benn barab boo xam ne bii barabu jaamukaayu yàlla la boo xam ne bii yahud moo ko moom wala nasaraan moo ko moom boo xam ne bii dinañ ko agressé dal ci kawam parce que seen diine daf leen sant ñu xormaalal leen seeni barab sàmmal leen ko ñoŋal ko ba nga xam ne dinañ ci mën a def ci diine yii ay àq la yoo xam ne yi àq yu direct la yu aju ci seen diine yii boo ko doon seet aussi yii àq rek la jullit ñi am ci biir keppaaru lislaam ci li aju ci seen diine àq yii la ci jullit ñi am mooy ñu jaamu seen borom ñu ñoŋal leen fi ñuy jaamoo seen borom may leen possibilité ñu defe ko selon ni ñu ko gisee ci seen diine keneen ki nga xam ne du jullit aussi li la ko lislaam jox ci biir keppaaru lislaam mooy may ko mu dund diineem comme ni mu ko gisee la ikraha fi diini may ko mu dund diineem comme ni mu ko gisee bu dee àq yi nga xam ne nag yu yaatu la yu général àq bi ci njëkk mooy àqu ñu garantiral ko orma bakkenam ñu garantiral ko deretam ba kenn du ci déviation yi ñu mujj jot déviation yi nga xam ne yi mujj ñëw la dem nañu ba mel ni dafa dagan tuur deretu ku dul jullit yooyu ci déviation yu mujj yi la yii tax nit ñu tuur deretam dafa am ay conditions yoo xam ne yi boroom xam-xam yi yaxal nañu ko ku nekkul muhaarib koo xam ne kii xeexul ak yow yëkkatiwul ngànnaay jëme ci yow dooleelul ku yëkkati ngànnaay jëme ci yow participer wul ci affaire bi ci direct wala bu façon bu indirect amuloo loo diggal ak moom loo tuure deretam lu mooy ci yeneen conditions yi donc alxasan omar ibnul xasan mooy nettali mu jële ci ibrahim mu ne dafa am benn jullit boo xam ni dafa rey kenn ci ñi nga xam ni dañu nekk ci biir keppaaru lislaam te dugguñu ci lislaam ñu yëkkati affaire bi andi ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ana ahaqu man wafa bi zimmatihi aw wafa bi zimmatihi man maay ki nga xam ni maa gën a mën a matal li dox suma diggante ak keneen ñii ahlu zimma la mooy dafa am pacte bu dox seen diggante ak jullit ñi pacte bi mooy ñu dund ak jullit ñi ci seen biir jullit ñi sécuriser leen jox leen sécurité bu doy ba nga xam ne kenn du leen faagaagal nee na ñu yekk affaire bi ci yonent bi àtte ko ci alqisaas walakum fil qisaasi xayaatu yaa ulil albaab kenn ku ci ne loo def sa moroom dañu koy natt ba xam ci yenn condition nga ko defee bu fekkee condition yi nga xam ne mooy tax ñu fayu mat na ci yow ñu fayu ci yow moom ñu natt ko gis ne condition yi tax ñuy fayu mat na ci moom ñu fayu ci moom loolu itam xew na ci jamono Ali ibn Abi Talib benn waay moo ñëw ci moom na ko man dafa am koo xam ne kii dafa rey suma frère
waaye bëgguma ñu àtte ko àtte rey. Ali ibn Abi Talib na ko dañu la menacé moo tax nga bëgg a dellu gannaaw, c'est-à-dire ay mbokkam ñoo la tiital moo tax nga bëgg dellu gannaaw ci àq bi nga am. mu ne ko non tiitaluñu ma. mu ne ko yow yaa ragal bon, yow yaa ragal sa ragalu bopp que ni bu fekkee ne loolu psychologie la boo xam ne bii day am ci minorité yi. loolu la Alioune di xool ci moom ndax dafa nekk ci moom wala déet. mu ne ko yow yaa ragal bon sa ragalu bopp. mu ne ko ragaluma suma ragalu bopp, waaye dama gis ni bu ñu reyee ki rey suma rakk taxul suma bakkenu rakk dellu si ci man. donc léegi dama bëgg ñu waxtaan, bu ko defee ñu jox ma addiya, mooy ñu jox ma réparation bi nga xam ne moom lañ ma war a jox. bu ko defee mbir mi jeex ba parce que te loolu l'islam nangu na ko ci diggante jullit ak jullit comme ni mu ko nangoo ci ahlu. li ma intéressé mooy insisté bi nga xam ne Ali ibn Abi Talib insisté na ko ngir àq bi nga xam ne l'islam jox na ko benn circonstance bañ a tax mu wàcce ko. mu ne ko amul dara, aw ma benn pression, man maa jël ci suma teyu bakken gis ni faagaagal bakken waa ji amaluma njariñ, ma ne du ma ko nañ waxtaan, ñu jox ma réparation, bu ko defee ma continuer. beneen bi nga xam ne l'islam jox na leen ko aussi ci àq yu mag mooy may na leen ñu nekk ci biir keppaaru l'islam yi nga xam ni dafa aju ci seeni coutume, aju ci seen doxalinu biir, ci seen wàllu famille, ñu may leen ñu doxale ko noonu ci wàllu sëy, ci wàllu donante, ci wàllu passé, li nga xam ne moom la ñu gis ñoom ci seen doxalinu diine ñu bàyyi leen. Omar ibn Abdul Aziz bi mu nekkee xalifa dafa bind lettre bu am solo al imam al Hasan al Basri naka yaa imaam ad-diin maa baalul xulafaa ir-raashidiin taraku ahla dimmati wa maa hum alayhi min nikaaxi al-maxaarim wa ixtinaa'i al-xumuuri wal-xanaasiir fa ajaabahu al-Hasan al-Basri innamaa badalu al-jizyata liyutrakuu wa maa yactaqiduun innamaa anta muttabi'un laa mubtadi'. wax ju am importance la. Omar ibn Abdul Aziz bi mu demee ba toog nga xam ne mën nga wax ne ci téeméeru ñaareel bi la, mu ne ko mais mu bind al imaam al Hasan al Basri di ko laaj ni ko man dama jaaxle, lan moo tax al xulafa ar rashidun ñu bàyyi ahlul kitaab ci sunu biir ñuy sëyante ci seen diggante façon sëyin boo xam ne bii bu doon jullit ak jullit ñu ne dafa araam, ñu bàyyi leen ñuy am ay place yu nuy jëfandikoo seen sàngara di ko moom di ci liggéey, am ay barab yu nuy yare seeni mbaam xuux ak yooyu, nekk ci li leen neex. am na ci beneen riwaaya sax dafay wax ne ñu bàyyi leen ñuy aj seeni croix. dafa mel ni Omar ibn Abdul Aziz affaire bi daf ko gêné, mu bëgg ci xool nan la koy régler, mais imaam Hasan al Basri tontu ko tontu bu gàtt naka ñoom dañu joxe impôt al jizya galak ngir ñu bàyyi leen ak li ñu gëm, c'est-à-dire nangu gi ñu nangu dugg ci dund ci keppaaru lislaam li mu tekki mooy jullit ji bàyyi leen ak li ñu gëm. mais xoolal tontu bi, conclusion bi mu ci jël, mu ne ko attention, yëgal ne yow amuloo droit créer fi situation bu bees, innama anta muttabi'un,
yow li la war mooy li fi magul lislaam yi bàyyi nga topp ko, mais bu fi créer situation bu bees bu amul woon. def conclusion. xoolal amirul muminin lay waxal, nga xam ne mooy kilifa gu mag gi te Omar ibn Abdul Aziz mujtahid la comme al imam al Hasan al Basri, c'est-à-dire xam-xamam may na ko ak dégg lislaamam mu def ijtihaad jël ay décision ci mbir, mais dafa bëgg a partager ak kilifa yi nga xam ne ñoo bokk ak ñoom lislaam. mais li ma intéressé mooy ton bi nga xam ne moom la al imam Hasan al Basri di wax ak moom. innama anta muttabi la mubtadi, amuloo droit créer fi situation bu bees, toppal li nga xam ne moom la fi alxulafa rashidun bàyyi, te mooy ahlul kitaab ñu bàyyi leen ñuy sëy ci seeni coutume, yor seeni mbaam xuux, yor seen sàngara di ko jaay ci seeni espace public bi duñu fi andi sàngara, espace public bi duñu fi bàyyi seen mbaam xuux yi muy traîner. loolu lépp ñoo ngi koy def ci espace yi nga xam ne ay espace privé la, ñoo ko moom ci seen diggante, am nañ ci droit ci espace yi nga xam ne ay espace privé la ñu moom ko. même boo demee ci fuqaa yi dañuy wax ne bu fekkee ne fi ñu dëkk ñoom dafa nekk ci biir foo xam ne fii amuñu fa présence bu significative, amuñu droit seen luy màndargaal seen diine ñu di ko wane. dem foo xam ne fii kenn dëkku fa ci chrétien nga tabax fa église, da ngay provoquer nit ñi boo xam ne bii kenn du fa julli, kenn soxlaawu ko parce que kenn dëkku fa ci ñoom. alors mais bu fekkee ñoom fa ñu dëkk la y a pas de problème. am nañ fa ñoo xam ne ñii mën nañ jaamu yàlla, ñu jàppale leen comme ni ñuy jàppalee jullit ñi, ñu tabax yi nga xam ne mooy seen tabax. donc droit wu ñu doxal seen coutume, loolu l'islam may na leen ko comme ni ñu ko bëgg. droit wu aussi ñu am liberté, kenn bañ leen bundu xataal ci seen diine. Omar ibn Khattab dafa romb benn jigéen boo xam ne bii nasraani la bu mag, mu ne ko waaye yow ak at yi nga toll te nga ñëw dugg ci lislaam, xanaa gëmuloo ne yonent bi lu ko yàlla yónni dëgg la. soxna si na ko man lu may doyeeti dugg ci diine ju bees, man li ma deseeg faatu lu néew la. xam nga kooku moo war a dugg ci diine ju bees ngir mu faral ko li weesu, mais gis nga ci fi mu toll mu ne ko man lu may xëñ ci lu bees, man maa ngi waaj a faatu, donc bàyyi ma rek ci li ma ne. Omar ibn Khattab bi mu dëddoo mu ne allahumma fashhad la ikraha fi diin, yàlla maa ngi lay seddaloo ma li ma waroon ak soxna si def naa ko, mooy ma jotal ko kàddu yàlla, jéem ko gindi ci dëgg, waaye li ci des moo ko moomal boppam. décision nangu ak bañ moo ko moomal boppam, def na ko. laa ikraha fi diine, amul kenn koo xam ne ki dañ lay forcer nga dugg sa diine maroom. yeneen àq yi nga xam ne am nañ ko ci biir keppaaru lislaam mooy ñu protéger leen bu fekkee ne dafa am agression boo xam ne bi dafa jóge ci biti, c'est-à-dire force yoo xam ne dafa jóge ci biti di leen agressé comme ni muy agressé jullit ñi. réewum lislaam ni muy sàmme jullit yi noonu la leen di sàmme. Cheikhul Islam Ahmad ibn Taymiyata bi nga xamee ne tataar yi dañ dugg a Bagdad ci histoire u lislaam, dominer jullit ñi, rey ci ñu dul jeex, jàpp leen, jàppale ñenn ci ahlu zimmati ñi nga xam ne ñoo doon ay yahud ak i nasaraan. dafa dem def leen ay jar-jarle, ay prisonniers de guerre. dafa dem ànd ak magi lislaam yi newoon ci dëkk ba nga xam ne dinañ leen rus, mu dem di négocier ak ki nga xam ne mooy kilifa tataar yi pour mu bàyyi ñi mu jàpp ci waa Bagdad, ay jar-jarle. mu ne ko nangu naa, yéen ñi fi ñëw ay kilifa jullit ngeen, donc nangu naa
bàyyi jullit ñépp ngeen yóbbu leen waaye ñi fi des te duñu jullit yu yéen luy seen yoon ci ñoom amu leen benn kilifteef ci ñoom. Cheikhul Islam Ahmad ibn Taymiyata bañ naka lii nga xam ni ñooy yahud yi ak nasaraan yi duma nangu jël jullit yi bàyyi leen fa hum ahlu zimmatina ñooñu dafa am warigar bu dox suñu diggante ak ñoom te mooy nu aar leen benn nga bàyyi ñépp ci ahlu zimmati ak ahlul milla wala nga téye ñépp benn nga bàyyi jullit ñi ak yahud yi ak nasaraan yi nga xam ne ñooy waa Bagdad wala mënuloo ko nga téye leen ñoom ñépp lan la ko qaayid bi wax naka an softa yow sellal nga sa jëflante ak ñi nga digaaleen mu bàyyil ko jullit ñi bàyyil ko yahud yi bàyyil ko nasaraan yi xoolal Cheikhul Islam Ahmad ibn Taymiyata ak dayoom yépp al itiyaal xariji bi nga xam ne agressé nañu Bagdad mënoon na am préoccupation jullit bien sûr parce que kilifa ak l'islam gu mag la mais xam na ni ñu war a protéger jullit ñi noonu la ñu war a protéger ñoon lañ ko bokk noonu lañ leen di protéger aussi ci tooñ yi nga xam ne moo am ci interne ci seen digganteeg jullit ñeeg wala seen digganteeg seen biir yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy wax ne man aada zimmiyan fa ana xasmuhu yowma alqiyama ne na képp koo xam ne kii gaañ nga wala blessé nga wala nga tooñ nga koo xam ne kii dafa nekk ci suñu biir te am lu ñu digganteeg moom man maay ki nga xam ne maay layoog moom yowma alqiyamati beneen bi mooy lépp loo xam ne li jëflante la bu rafet ni ko jullit ñi amee noonu la ñu amee droit ci jëflante boobu borom bi subhanahu wa taala mooy wax ne borom bi terewu leen ngeen jëflanteeg ñi nga xam ne gëmuñu te xeexuñu ak yéen yëkkante ñu ngànnaay jëm ci yéen ngeen jëflanteeg ñoom ci anam bi nga xam ne mooy bi gën a rafet albir ngeen jëflanteeg ñoom ci jëflante bu rafet bu fekkee xeexuñu ak yéen wala agressé wu ñu leen ba génne leen seen dëkkuwaay ngeen jëflanteeg ñoom jëflante bu rafet nag mooy lépp loo xam ne lii nit ñi ñu ngi koy amlante ci seen diggante ci wàllu dimbalante ci wàllu jàppalante ci wàllu coopération ci wàllu jëflante ci forme bu mu mën a doon nga xam ne day bijj njariñ te lu baax rek lay andil terewuñu ko ñu jëflanteeg ahlu kitaab bi comme ni ñu koy jëflanteeg yahud yi mais l'islam bi daf leen amal ak ngir ñëg jullit ñi ñu yem ci kanamu yoon loolu du fépp la communauté yi amee dafa am xissa bu ñuy nettali ci Ali ibn Abi Talib dafa am lu mu diggaale ak benn yahud ñëw ci alqaadi ñii ñu ngi wax ne alqaadi Surayh la woon ngir mu àtte conflit bi dox seen diggante mais li ma intéressé du conflit bi mooy bi ñu ñëwee taxaw qaadi bi daf ko oo ne ko qum yaa abal xasan woo yahud bi ne ko qum yaa yahudi Ali ibn Abi Talib kanam gi ñëgg mu taxaw qaadi bi ne ko mais lu xew yow laa woo ko mu ne ko waaye ni nga ma woowee woowu neexal la alkunyatu ci arab mooy nit ki nga ne ko bàyyu diw waaw maa ngi jeex na daf ko ne jogal yow bàyyu Xasan keneen ki mu ne ko jogal yow yahud bi Ali ibn Abi Talib na ko yemala woo ñu ci woote benn nga woo ma ci suma tur woo ko ci turam wala boo ma woowee suma kunya mooy boo ma dàkkantalee ci suma doom moom dàkkantal ko ci doomam xoolal demaguñu ci biir atte bi de mais ci situation bi mu leen teg rek ngir atte leen ci la Ali ibn Abi Talib sujet ne warul am loo xam ne lii gënalante la ci seen diggante maandu tegi muy sàkku ci moom mooy ni mu ko woowee ni mu ko traité
ci même condition yi na ci traité ki nga xam ne kii du jullit te jëflanteeg moom ci situation boo xam ne bii situation de conflit loolu ci forme bi rek dafa bëgg sax ñu yemale leen, waxul ci fond bi, dëggugul ci fond bi, mais ci forme bi ñu leen di traité waxagul ci fond bi. tey jullit ñi dañuy jëflanteeg ay dañuy nekk en conflit mais du ñu leen woowee sax seen tur, du ñu leen woowee sax ci biir réewu jullit du leen woowee sax ci kuréel yi ñu bokke, mais da ngay foog ne ay nit ñuy dox ci mbedd rek ñu rey leen. dañuy rey un professeur d'université boo xam ne bii ci cause lay dox, ñu xam ne diw la, li mooy fonction am, li mooy place am, mais aw benn kii rek lañ koy jox. rey nañu ay présumé terroriste mu jeex foofu la affaire bi yem, kenn du la jox sax sa wàccuwaay bi nga moom. mais fii ci lislaam nañ leen jox seen wàccuwaay bi ñu moom, jox leen seen gëdd bi nga xam ne moom lañ leen war a jox comme jullit ñi, traité leen ci même façon bi. donc yooyu yëpp boo ko dee seet, histoire bi nga xam ne moo dégagé yi nga xam ne mooy palaasu ñi dul jullit ci biir jullit ñi, boo génnee alquran, cadre bi nga xam ne moo ko dégagé, cadre yooyu malheureusement waxtu yi du ko maye. bi si jëkk ci cadre gi mooy saxifatul madina, mooy pacte bi nga xam ne moo dox diggante yonent bi ak yahud yi ci madina. boo ci delloo jàngat ko da ngay gis ni mu yaatale ci loolu. cadre ñaareel bi mooy pacte bi dox diggante yonent bi ak nasaraan yi nga xam ne ñoo jóge Najraan. cadre ñetteel bi mooy pacte bi nga xam ne dox na diggante Omar ibn al-Khattab ak waa Iliya ci Baytul Maqdis bi nga xamee ne jullit ñi yegsi nañu Saam. boobu pacte boo ko jàngatee daf lay jaaxal ni mu détaillé ci jullit ñi ni ñuy jëflante keneen, te loolu dañu ko sàmm ba ci tey. dem na sax ba may waa ahlu Iliya ñu am ay espace yoo xam ne yi dañu leen ko réserver, kenn du leen rax, may leen ci ay dëkkuwaay, ay place yoo xam ne yi ngir ñu sàmm ñoom, parce que bu ñu leen raxee avec le temps mun na dem ba rax boobu am lu mu effacer ci seen identité walla ci seen jubluwaay. mu may leen sax ci espace yoo xam ne yi benn yahud du fa dëkk ak ñoom donc ñoo leen fa may, garantiral leen yu bare bari ci seen wàllu jàmm yàlla. xëy na waxtaan wi du maye ñu dugg ci pacte boobu, mais jàpp naa ne ci yi gën a jëmmal jëflante bi nga xam ni jullit ñi ñu ngi koy jëflanteel ak ñeneen ñu dul ñoom. beneen pacte ñeenteel bi nga xam ne ci yu mag yi la, mooy bi nga xam ne Abdullah ibn Abi Sarh bi nga xamee ne moo nekkoon ci Misr, ñëw nañu ba dugg ci espace bi nga xam ne nuuba yi ñoo fi ne ci diggante Égypte ak Soudan, nga xam ne nit ñu ñuul ñi ñoo fa ne, am noo xam ne ni noonu la ñuy jaamoo yàlla. bi nga xamee ne xeex bi tar na ba seen diggante, ñu bind benn pacte boo xam ne bii aussi bu am solo la ci nan la ñuy fexe ba jullit ñi nekk ci benn keppaar ak ñeneen ñu dul jullit, ñu mën a déggoo dund ci jàmm te kenn du agressé moroomam. donc boo dee seet lenn ñaar la ñuy jamee, walla benn sax mooy bi ci ëpp importance, moom la ñuy jamee l'islam par rapport ak minorité yi, mooy kilifteefam ku dut loolu ci monde bu moderne bi, kilifteefu l'islam ci réew moo xam ne bi dañ ko bokk ak ñeneen, kilifteefu réew ma ñeneen ñi mënuñ ko jot, parce que kilifteefu l'islam gi bu dee ñu ngiy doxal l'islam boo xam ne bi bu jaar yoon la, dafa am ay takaalif, dafa am ay tegandaayu diine yu ci aju. loolu maa ngi ciy profiter di ubbi parenthèse ci lu ma dégg alxames walla ajjuma,
benn waay di ko wax digression la def bi muy wax ci affaire weer wi di wax kilifteefu lislaam yi mu moom tudd ci ne kilifteefu lislaam yi mu moom bokk na ci di woote julli juma bokk na ci di woote julli Tabaski ak Korite di ko doxal bokk na ci di jël azaka bokk na ci aussi di déclarer guerre ci ñeneen ñi wax kilifteef yooyu li ma intéressé mooy kilifteefu lislaam googu nga xam ne moom yooyu mu jël ko plaqué ko ci suñu cadre laïque bii ulil amri googu mu ne kilifteef googu ñi ko moom mooy ñi nga xam ne ñoo ñu jiite ni tey comprendre lu sax l'islam buy wax kilifteef lan la ci jublu parce que déviation yi am moo ñu andi ba kilifteefu l'islam mënatuñ ko ràññee l'islam bu dee wax kilifteefam di wax al imam waxul ki jiite juma waxul ki jiite jàkk mu ngi wax ki jiite juma di jiite jàkk am prérogative yor pouvoir di ko doxal yor état moo tax ki yoroon état bi yor pouvoir yi am prérogative yi moo doon jiite juma moo tax même boo demee ci alfiqul maliki ñu wax la ne boo demee ci kër jàmbur doo fa jiite parce que amuloo fa dogal loolu rek la fi nga am dogal fi ngay jiitee boo demee ci fiqu malik ñun ñii ñëpp boo demee ci kër gi dana la doxalal lu may ndigalam parce que fii amuloo fi sañ-sañ donc kilifteefu l'islam mooy kilifteef googu nga xam ne dafa ànd ak sañ-sañ di jiite nit ñi ci julli di jiite nit ñi ci koor di wax ne def leen lii bàyyi leen lii kilifteef googu moom yi nga xam ni moom la ñu tudd donc kilifteef googu ku dul jullit mënuloo ko def mënuloo ji parce que mënuloo jiite jullit ñi parce que yi nga xam ne dafa aju ci say prérogative pour nga jiite jullit ñi yooyu yow nekkuloo ci situation mën ko def parce que boo jiitee jullit ni yii ci ay prérogative la bokk te yii pratique yi doo ko def bu ko defee mënuloo jiite jullit ñi da nga am li nga xam ne moo tax li ñuy wax te yooyu am na ci civilisation yëpp mooy li ñuy wax situation boo xam ne boo fa tolloo kenn du la mën a fal boo demee États-Unis d'Amérique am na fa boo demee France am na fa boo demee feneen am na fa boo demee ci civilisation islamique aussi am na fa mooy al wilayatul kubra kilifteefam gu mag ñaar mënuñ ko jël jigéen mënu ko yor parce que du ko mën a matal am na yu ci aju yoo xam ne jigéen du ko def ku dul jullit du ko jël am na yoo xam ne yi lu ci aju de mais boo demee ci al imam al Mawardi ci ahkam sultaane maa ngi jeexal lu dul al wilayatul kubra ak fonction boo xam ne bii dafay am daf koy may muy jël décision boo xam ne bii décision bu direct la c'est-à-dire daf ko may prérogative mu mën a jël décision boo xam ne bii du delluwaat ci benn kuréel loolu ku dul jullit mënuloo ko am ci biir keppaaru l'islam parce que effectivement jullit ñi boo leen di jiite da ngay nekk ci li nga xam ne mais lu dul loolu ku dul jullit ak jullit yéen a ko yem ci keppaaru l'islam jàpp naa ne lii lenn la ci loo xam ne lii bëggoon naa ko andi ci thème bi mënoon na gën a yaatu mais waxtu bi moo ñu tënke noonu di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jazakumullah xeyran ci seen tur maa ngi gërëm oustaz di ko ñaanal yàlla bi yéen a bokk suivre ko ak man gis ngeen li mu leeral ci ay tomb ci temps bu tuuti bi nga xam ne moom la def pédagogie moo ko may loolu ne bu ngeen seetee li mu doon faram-fàccee bari na ay ruq yoo xam ne leeral ko ci temps bi mu ko leeral du ñëpp a ko mën loolu tawfiq la bu ko yàlla defal ci loolu ñu ngi koy ñaanal di ko gërëm nekkuma di reprendre li mu waxoon waaye am na ay tomb yoo xam ne
bëgg naa ñu bàyyi ci xel bu baax. Oustaz leeral na bu baax a baax ne lislaam nangu gi mu nangu keneen ku dul moom ci biiram loolu nekkul loo xam ne ci biir mandute nangu keneen ku ci biir lislaam koo xam du jullit ci biir réewu lislaam ci biir mandute loolu ni ko lislaam nangoo leer na nañ wane na itam ne lislaam day jox ku dul jullit àqam bala kooko kay wut nekkul ne sax buy joxe àq day fekk ne kooku dafa revendiquer coow ba nangu àqam lislaam soog ko jox waaye jox kenn ku nekk boroom àq bu nekk jox ko àqam itaaw kulli xaqin xaqa loolu lislaam da koy def saa mu xaar boroom àq bi di ko wér di ko laaj loolu leeral na ko ci biir gannaaw bu mu leeralee kuréel yi nga xam ne kuréel yooyu ñoo seq ñooy jullit ñaata kuréel yi nga xam ne ñoo ne ci biir du ñu ay jullit du benn kuréel Oustaz leeral na kuréel yooyu wane na itam ne bu ngeen seetloo réew yi ak jamono ji ci réew yi ci jamono ji tey accords yi ñuy signé bari na lool waaye bu ngeen seetloo application ba ki am doole moo koy appliqué na mu ko neexee wala sax ñu signé ko pare mu bañ koo appliqué faf wane na nag ne l'islam moom bu wafaul ahd ala wafaul bil ahd loolu dafa bokk ci l'islam jàngale force la ci jullit bi mënu ko baax bu signé ak yow dara nekkul ne moo la ëpp doole rek daal di koy bañ a appliqué wala bu koy appliqué mu appliqué ko nu ko neex waaye nag ku l'islam santaane mu appliqué ko noonu la koy defee Oustaz leeral na loolu ci biir wax na itam l'islam ni mu reconnaître ku dul diine ju dul l'islam foofu li ci islam Oustaz jublu mooy reconnaître na ku dul jullit nasaraan bi ci biir réewu l'islam ne nasaraan yee la gëm bu leen ko jaawale nag ak ne reconnaître ne nasaraane bi diinul xaq la boo xam ne yubadu lahu bi wanas na ci seen tuyaab jubluwul loolu dafa bëgg a wane rek ne ci biir jëflante àdduna nasaraan bi danañ ko nangul ne kii de diine nasaraan la tànn ci la nekk moom la gëm dañuy ànd mu gëm li mu gëm ñu gëm lu ñu gëm wanewul nag ne diineem jooju diinul xaq la ndax diine kat mooy lu nit gëm di ki jaamu Yàlla rek loolu lañ ko reconnaître loolu moom lañ ko reconnaître waaye duñ ko reconnaître nag ne diineem jooju diine ju yàlla gërëm la wane na bu baax a baax l'islam ni mu aare minorité yi ci biir réewam ci biir réewu l'islam nga xam ne seen àq dañ koy am intégralement seen bakkan seen alal seen orma loolu lépp Oustaz wane na ne la leen l'islam garantir ci loolu sax beneen système mën na am du leen ko garantir l'islam dem na ba doxal qisaas ci ku dul jullit ci ku dul jullit wane na l'islam ak ci biir yaatoom ñu dul jullit ñu may leen ñu doxal seen état civil ne leen ko seen diine mayee ci biir réewu l'islam yooyu yëpp daal ay tomb la yoo xam ne ñu ngi ko gërëm bu baax ndax li mu leeral ci temps bu gàtt bi loolu yombul tawfiq la masha allah yàlla ko yàlla dolli xam-xamam yàlla dolli leeram ci loolu nag la ñuy toxoo ci beneen tomb bi bu ñu paree soog leen jox kàddu gi beneen tomb bi mooy jihad ak terrorisme jihad nga xam ne baat bi sax nit ñi dañ bëgg sax ne effacé ko sax ci dictionnaire yi wala ne amul te jihad bu ay dawa bi tam amee ak dawaim bu amee yi koy sabab bu amee rek gis la jihad di dellu si jihad demul fenn mu ngi fi te jihad itam nekkul jihad bi sayf rek nekkul jihad ngànnaay rek jullit ñaa ngi jihad ci seen xam-xam ñu ngi jihad ci seen alal ñu ngi jihad ci anam yépp waaye jihad ci ngànnaay moom la nit ñi bëggul dégg loolu nag xëy na li tabaral loolu mooy ñi ko yëkkati tey ci anam boo xam ne yellul ñi nga xam dañuy tooñ nit ñi tuddi ko jihad rey nit ñi tuddi ko jihad xëy na loolu moo alal war sax nit ñi bañ jihad fi mu nekk nii fekk ay jullit ñuy julli ajuma nga door bomb ci ñoom ni da ngay jihad fekk ay jigéen ki xele nga dóor leen bomb ni da ngay jihad loolu moom du jihad moom loolu moom tooñ la xëy na loolu moo tax nit ñi bëggatuñu dégg baat bi dina wax itam ci terrorisme concept bi lan la
leeral bu baax a baax dina indi itam analyse ak critique ci wàllu loolu kon dañu jox imam Ismaïl kàddu gi mu jàll ak ñun ci boobu thème incha allah imam kon am nga 45 minutes ko defee ñu jox mbooloo mi kàddu gi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi sant yàlla sunu borom tabaraka wa taala moom yàlla mi ñu may ci bëccëgu koor gi ñu daje fi ci bërëb bu màgg bi nga xam ni ko imaam Muhammad waxee lu bari tey soppeeku na ci réew mi fii la yàlla sunu borom jaarale soppeeku gi lu bari tey jullit ñi ñu ngi koy dagaan ci réew mi fii lañ bëgg a jaar ba yàlla suñu borom tabaaraka wa taala sottal ko loolu day wane ni kon barab bii ci wàllu taarix ci as-sahwa al-islaamiyya ci Sénégal barab bu foor la barab bu am solo la xëy na lu njëkk xalaatu barab bi di tasaaroo ci réew mi nga xam ni fii rekk la woon bu lu mel ni jotaan fii kenn du fi xaj loolu moo tax sax mbaar mi leen tiim ay jullit def ko fi ngir lañ daan fay lu bari baa fi ñu luwe waaye nag comme xalaat bu baaxee ñépp dañ koy roy moo tax tey di nga lim ci réew mi lu mat juróom fukki bërëb yoo xam ne tey lu mel nii ñu ngi ko fay def kon ñi tàmbali jëf ji ci taarix nañ xam ne ñu ngi am tuyaabaam fii ñu koy defee tey waaye fu ñu ko defee ci Sénégal te fekk seen jëf ci la ay nit roy ba jëf loola yàlla suñu borom ngi leen di bindal tuyaaba ci kon jëf ju am solo la place bu foor la boo xam ne ku fi ñëw rek di nga yëg ni place bu lislaam mooy bërëb bii kilifa yu baax yépp ci réew mi daan wax ci njëriñal lislaam ñu ci baree bari jaar nañ fii toog fii wax ak ñi jàkkaar lool wax ak waa réew mi wax ak waa bitim réew ci luy jëmale lislaam ci biir réew mi ak réew yi ñu wër ba yegg sax ci réew yu sori kon lu am solo la tey ndono loolu ñu di ko wéyal muy continuer ñu di ko fi amal di ko doxal li sunu mag Maxtaar tàmbalee ci yaatug lislaam ak nangu gim nangu mbooleem minorité yi ñu dund ci biiram loolu dafa wane taarub lislaam taar boo xam ni kenn mënu koo muur taar boo xam ne bu ñu ko bàyyee noonu ku dul jullit boo ko gisee danga ko xemmem ba tàbb ci islaam loolu la yàlla suñu borom defal diine bii moom la yàlla suñu borom gërëm wa raditu lakum al islaama diinan moom la yàlla suñu borom wax ni ku jël lu dul moom duma la ko nangul ci diine wa man yabtaxi gayra al islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l axirati min al xaasirin taarub diine jooju moom la ñu dul jullit seede ne lislaam moo rafet boo doon lim ñi dul jullit ñi seedal lislaam lu rafet li lay gën a yéem mooy la yàlla sunu borom wax ni innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha waa ñii lu leen te dugg ci lislaam ngir seede yu rafet kàddu yu yiw yi ñu wax ci lislaam li mu wax léegi damaa tiim seede boo xam ni ku ñu wax George Bernard Shaw
di ab britannique di bindkat bu mag wax ni li adduna bi gën a soxla tey mooy nit koo xam ni xalaatam day dëppook xalaatinu Muhammad mu ni ñi doon ni ci diine te bokkuñ ci lislaam nekkoon ci moyen âge seenug réer ak seen ëppal ca lañ gëm moo tax ñu tasaare melowu ñaawu lëndëm ci lislaam dem ba jàpp ni Muhammad noonu christianisme la noonu diine nasaraan la waaye man bi ma gëstoo bi ma jàngee histoire xool nit kooku damaa gis ci moom kéemtaanu yàlla damaa gis ci moom nit koo xam ni bu doon tey moom lañ dénk àdduna bi ngir mu doxal ko kon luñ bëgg ci jàmm ak naataange ak dal mu def ko fi mbokk yi ki wax lii duggul ci lislaam waaye seedeel na lislaam melokaan bu rafet wi seedeel na yonent bi lislaam melokaan wi loolu li ñu ci déggee kon mooy bu ñu bàyyi woon lislaam ci taar bi mu mel taar yu ko yàlla suñu borom defal yaatu gi ibbeeku gi xajoo ñépp gi ba noppi yor lay yu bir yu dëgër këcc bu ñu bàyyi woon lislaam bàyyi jàmm ci adduna bi noonu du yàgg mboolem adduna bi doon ay jullit ci yàlla suñu borom na mu yiw ci ñoom moo tax nag ñeneen ñi tooguñu ñi noonu lislaam te bañ mu jëm kanam tooguñu jug nañ jël seeni pexe yooyu liñ ci jublu mooy yàq derub lislaam ñaawal lislaam def ci seeni pexe ba jaar ci loxoy jullit sax ñu xamul seen diine ngir ñi waroon a dugg ci lislaam ngir taarub lislaam mujj ñagas ci ñoom ba duñ dugg ci lislaam loolu kon moo ñu dugal ci sunu thème bi nga xam ni mooy irhab te ñu di ko firee terrorisme ak jihadisme sax niñ koy déggee ak yenn jeexit la am tey ci dundu jullit ñi ci dundu adduna bi thème bu mel noonu mbokk yi bu ñu ko bëggee waxtaane duñ mën a ñàkk bàyyi xel définition yu bari yi nga xam ni phénomène bi ñuy gën a insister muy phénomène terrorisme ndax jihadisme dafa ñëw topp ci ginnaawam phénomène boobu définition yu bari yi mu am danañ ci jàngee ni lu naqaree serne la lu naqaree ndar képp la buñ noppee ci loolu indi liñ jàpp ni mooy définition bi nga xam ni buñ ko jàppee lu ñuy tabaxati ci jàmmaarloog moom ci lañ ko mën a tabax ndax buñ jàppul déggin wu wér duñ mën a tabax dara ci kaw déggin woowu ba jàmmaarloog musiba boobu nga xam ni mi ngi faagaagal tey adduna yi nit ñi gannaaw loolu ñu ñëw ci réalité acte terroriste yi tey ak réalité yooyu lan la feeñal ci ay chiffres ndax niñ ko dugalee ci bopp nit ñi noonu la demee ba tey fu ñu tuddee terroriste ñu xalaat jullit wala mbir mi neneen la dafa am ñu jëfandikoo seeni pexe ba dugal loolu ci bopp nit ñi ñetteel bi lan mooy waral jëfin yu ñaaw yooyu nga xam ni ay nit ñi ngi ciy faatu ñi ngi ci yàq ay dëkk lu bare bare di ci yàqu lan mooy sabab yi ñeenteel bi yan jeexit la am ci diine ji ak ci réew yi juróomeelu tomb bi njëriñal jàmm ak ni mu amee solo dana feeñ ci biir waxtaan bi juróom-benneel bi nag buñ bëggee xeex yooyu nga xam ni tey mi ngi yàq dundu nit ñi di yàq jàmm di xajamal seen jëflante buñ ko bëggee xeex ci yan yoon la ñuy jaar yoon yu efficace yoo xam ne dana wuteeg coow li am tey nga xam ne biñ ko tàmbalee xeex ci anam wudul noonu ci lañ ko yokk ful ko fulandi ko ba léegi ñi ko doon xeex amatul ci moom pexe yoon yooyu ko danañ ci ñëw
bu dee waxtu wi may nañu ko. kon fi ñu tàmbalee wa billaahi tawfiq mooy définition yi nga xam ni terrorisme am na ko. définition bi ñu njëkk a jël mooy définition Robert petit Robert di Larousse di définir baat yi ndax baatub irhab boo ko tollee terrorisme dana sax xaw a jafe tuuti xëy na firin la rek firin la ñu jël terrorisme tollalee ko baatub irhab li mu waroon a gën a tollool mooy baatub unf ak xulu ak tatarruf jéggi dayo violence sonal nit ñi lu mel noonu la gën a jege waaye comme dégg nit ñi tey mooy irhab mooy terrorisme dañuy bàyyi mustalax bi noonu rek waaye bu ñu duggee ci biir da ngeen xam lu ñu ci mën a wax. Robert nee na boo jëlee baat terrorisme li muy tekki mooy jëfandikoo gu ñuy jëfandikoo violence ci lu amul benn lay de manière systématique ngir yegg ci ay jubluwaay ci wàllu politique moo xam da nga koo jaare ci tooñ ay nit wala def ay attentat wala jàpp ay otage nga xam ni yow li nga ci jublu mooy dafa am koo bëgg a jox message ci wàllu politique nga jaare message boobu ci ñoo xam ni seen yoon new ci ngir mën a yeggale li nga bëgg a wax waa jooju moom kon li mu gën a insister mooy terrorisme ci wàllu stratégie politique la jëm. encyclopédie Hachette moom it wax na lu mel noonu wax ni terrorisme mi ngi désigné mboolem acte de violence ak sabotage attentat assassinat prise d'otage boo xam ni ngir ay jubluwaayu politique ci la ko ay nit di defe moo xam nit ñooñu dañoo beru doon kenn ñuy jëf wala dañoo def seen mbooloo di déggoo di jëf moo xam sax ab gouvernement moo bëgg a layal li muy def ci lu bon aw xeetam li mu leen def ci lu bon ak ni muy tëjee seeni sañ-sañ bëgg koo layal tax mu sant aw nit ñu jëf-jëf du ñaaw joo xam ne ci lay wéeru ngir def la mu bëgg a def mu ñu loolu ci boppam terrorisme la tudd. buñ jàllee ci beneen définition bu encyclopédie universalis dañ koy tënk rek ci wolof mooy terrorisme daal mooy jëfandikoo fitnaal doomu aadama mooy terreur nga xam ne li ngay jublu mooy ragal loo ko waaye mu yokkuti ni depuis révolution française mu ni depuis révolution française encyclopédie mooy wax li may wax nii du waxee ay jullit encyclopédie mooy wax mu ni depuis révolution française nga dégg ci depuis bi loge yi gagné église bi mooy bi ñu daanelee clergé ñi contre l'islam wala nga ni ñi contre diine ndax dañ koo tàllal rek ci l'islam waaye ci église lañ njëkk a contre mu ni bi ñooñu gagné ci la terrorisme nag mujjee nekk régime politique nekk procédé de gouvernement permettant au pouvoir en place de briser à force de mesures extrêmes et d'efforts collectifs ceux qui lui résistent mu ni ci la nguur yi jël nag forme terrorisme mooy nappee ko seeni nit di bundu xataal di duma ñi nga xam ni nanguwuñoo wéy ci seeni waaw mu ni moom loolu la ko tuddee lii nag xaw naa nuroog définition boo xam ni kenn ci gëstukat yi ku ñu wax Martin Scheim nga xam ni gëstukat la ci wàllu terrorisme moo ko def bi muy defar rapport Nations Unies ci wax leen terrorisme boobu léegi lu naqaree dégg la ci moom nee na daal su ma ko bëggee wax ci lu leer xam leen ni nguur yu baree bari tey dañuy jëfandikoo concept terrorisme ngir défendre ay intérêt politique ngir ber ay nit def ci ñoom màndarga yi ñaaw yoo xam day tax ñeneen bañ leen waaye ngir jël seeni opposant tuumaal leen ni ay terroriste lañ
ngir mën a dal seen kaw faayaagal leen nangu seeni àq luñ bëgg def ko ci ñoom. moom rapport boobu bind na ko jox ko Nations Unies wan ko ni xeex bi ñuy xeex terrorisme xeex bu ibbeeku la boo xam ne dara tënk ko te buñ deful ndànk dina am ay excès dina am ñu ko jëfandikoo ngir yàq foo xam ni dañ fa waroon a defar. kon définition yi tey bu ñu ko doon lim mat na téeméeri définition yoo xam ni dëgg la yu ci bari ñu ngi insister ci wàllu politique ñu néew ñoo ci wax ci wàllu diine waaye du ay définition yu tënku di wax lenn nga xam ni ku ko bëgg a dégg da nga naan terrorisme lii lay firi. ba tax na kon bañ ci jàpp mooy définition bi nga xam ni rabitatul alam al islami ci mu'tamaru makkatal mukarrama ci at bii di 1436 joxe na ko ci gëstu yu mu doon def ci wàllu terrorisme. mu ne al irhaabu huwa al udwaanu alladi yumaarisuhu afraad aw jamaat aw duwal bagyan ala al insaani fi diinihi wa damihi wa aqlihi wa maalihi wa ardi. mu ne terrorisme bu ñu ko bëggoon a firi mooy noonoo goo xam ni ay nit danañ ko dund danañ ko jëfe wala sax ay mbooloo yoo xam ni crime organisé la mbooloo yu déggoo wala sax ay réew te dañ ko ci doon génne ay réew yoo xam ni ay état terroriste lañ seen jëf mooy lan jéggi dayo ci doomu aadama lor ko ci wàllu diineem wala ci wàllu deretam wala ci xelam sax nga lor ko ci alalam wala nga lor ko ci deram mu ne lii lépp ay forme terrorisme la yoo xam ni nit dana ko jël jëmee ko ci moroomu doomu adama. mu ngi nag mi ngi am lépp loo xam ni xeetu tiitalaate la ak xoqtal ak créer ay xeex ak dagg ay yoon ak mboolem jëf yoo xam ni nit da koy def ngir doxal benn projet criminel boo xam ne projet individuel la mën a doon mbaa mu nekk projet collectif te fekk liñ ci jublu mooy dugal tiitaange ci xolu nit ñi gaaral seen dund ci fitna gaaral seen dund ci alku loola nag dana dem sax ba ñu attaqué ci ay biens publics attaqué ay ressources publiques. bu ñu bëggoon a jàngat nag tey réalité terrorisme ci àdduna bi dañuy gis ni coow li dëgg-dëgg mi ngi tàmbali depuis 11 septembre 2001 nga xam ni ñaari tours jumelles yi nekkoon New York la ay avion attaqué ñu ni avion yi bañ dalee ci kaw tour yooyu ci la ñu seey loola mooy version officielle bi avion yi dalee ci kaw tour yi ci kaw a kaw ci la tour yi seey pulvérisé wu loolu mooy seey mbooloo mu bari faatu ji rapport yu bari génn ci ñii wax ni rapport bi état bi def dëgg la ñii wax ni rapport bi état bi def du dëgg suñuy firnde ngi ni ak suñuy lay loola yaatal ko ak wax ci xajul fi waaye mën ngeen daal mooy date historique bi nga xam ni ci la mouvement bi ngeen gis tey ci adduna bi di mouvement bu wax nday xeex terrorisme ci la mouvement boobu jug nag yaatu di jëf ci loo xam ni da ngay laaj sa bopp ndax dafa delloo ginnaaw terrorisme wala daf koo jëme kanam. New York Times génn na benn article boo xam ne mi ngi ciy saxal ni depuis 11 septembre 2001 li ñu tuddee ak terroriste yi dafa doublé mooy bu doon dafa nekk benn dem na ci ñaar bu doon fukk dem na ci ñaar fukk bu doon fanweer dem na ci juróom benn fukk. ñu gis ci sax acte yooyu am na ci yoo xam dañ doon jàpp ni comme niñ ko dugalee ci bopp nit ñi dana ñëw ci kanam ay jullit rek ñoo koy def waaye biñ gëstoo ci biir sax gis nañu li ëpp ci acte yooyu ñu dul jullit ñoo ko def ko sax léeg-léeg mu jëm ci kaw ay jullit. mu joxe ci misaal wane ni ci ñeent fukk ak juróom-ñett ci ay acte terroriste yu ñu recensé
lu yées ñaar fukk la ca ay nit yu woote woo ni lislaam moo tax ñuy def li ci des lépp dina jullit ñoo ko def te seen woote woo ko kat jar naa seet bu baax ndax ñay woote woo loola ay jullit lañu wala ay nooni lislaam la ñu bëgg a yàq dara lislaam dana ñëw ci kanam. yi mujj ci acte yooyu États-Unis yéen a ngi koy suur ba ci dem nit policier blanc du jullit fekk église bu nit ñu ñuul di jullee mu dem attaqué leen tiire fa rey fa fukki nit ak juróom-ñaar jëf jooju bi mu ko defee kenn tuddee ko rek acte terroriste acte isolé lañ ko tuddee acte fanatique lañ ko tuddee ak yu mel noonu waaye buñ delloo ci ginnaaw danañ gis ni acte yu rëy a rëy yoo xam ni ay nit def nañ ko jël ci ay bakkan doomu aadama ba noppi firnde sax lu kenn weddiwut ne ñoo ko def am nañ ci dëkk yu baree bari te bañ toppee ña ko def la gën a bari ci ñoom duñu ay jullit 1995 am na explosion bu mag bu amoon Oklahoma City ca Amérique lu mat téeméeri nit ak juróom-benn fukk ak juróom-ñetti faatu ci ban ki ko def mu nangu ni moo ko def moom waa ji dafa ni moom ci église extrémiste la bokk li Amérique bëgg a def ci daganal avortement ak daganal yi nga xam ne jàpp na ni diineem da koo bañ loolu la réew ba def attentat boobu rey ci téeméeri nit ak juróom-benn fukk lu teg waa ji mi ngi tudd Timothy McVeigh moo def jëf ju ñaaw jooju rey ci lu ëpp téeméeri nit ak juróom fukk nangu ni moo ko def gannaaw loolu tuuti rek li xewoon Algérie loolu ñëpp gis nañ nga xam ni FIS da doon mbooloo moo xam dañoo jóg ci wàllu politique jàpp ni ci jàmm ak woote war ngaa mën a yegg ci doxal am réew ñu jóg convaincre algériens yi voté leen ci plus de 80% ñu waroon a yor réew mi doxal ko ci ni ñu ko gisee ay noon jóg wax ni loolu du fi am ngemb ay nit dugal leen ci seen biir jox leen sax ay melokaan yi lañ daan xàmmee ko bokk fis jamono jooju ñuy yàq di rey di toj ngir na population algérienne bañ ni ñu woteloon ba ñoom noon yi ñu mën a am liñ bëgg. attentat bi amoon ci RER Saint-Michel ci 95 am na ay gëstu yoo xam ne du ñu ay jullit ñu dul ay jullit ñoo ko def Canal Horizon génne ko wane ni mboolem li daan xew ci liñ doon tuddee GIA di groupe islamique armé nga xam ne demoon nañ ba ñi doon ay kilifa ci FIS ñu génne leen ca ba ku mel ni Jamal Zitouni jiite ko booba général Nazar nekk kilifa ak armée bi jël ay colonel yónni leen ci biir ñu dem mel ni ay islamiste fekk jubluwaay woowa moo doon def yu bon yi armée bi bëgg ci ñoom ngir ñu mën a lay ci France mu ñëw jàppale armée bi bañ jëlee fi islamiste yi loolu dem nañ ba def ci attentat ci avion boo xam ni ci Paris la muy attentat bu siiw bi ñu laajee général Nazar bi ñu koy àtte mu ni Paris yéegoon na loolu waaye ñoom ñoo ko déggoo woon doon ko def loolu ku dem ci Canal Horizon baa nga dem ci site yi sax attentat RER bi am 95 am na document bu am solo boo xam ni def nañ ko ci leeral fi mu jaar lépp ak ni ñu ko defee taqal ko lislaam taqal ko jullit ñi te jullit ñi taqeewuñ ci dara bokk na ci xew nga xam ne bu xewee rek média bi day gaaw tasaare ko mel ni jullit ñee ko def attentat bi amoon 22 juillet 2011 ci Oslo Norvège nga xam ni 77 juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaari nit faatu nañ ci lu ëpp téeméeri nit ak juróom fukk am ci gaañu gaañu bi mu amee rek dañoo gaaw wax ni jullit ñi ñoo ko def
ba sax jullit ñi tàmbalee ragal ci seeni jàkka jigéen ñi muuru tàmbalee ragal a génn balaa ñu dal ci seen kaw. biñ defee enquête bi yàggul ñu gis ni waaju ñuy wax Anders Behring Breivik nga xam ni moom dafa bokk ci parti du progrès bu Norvège nekkoon membre ci ordre norvégien des francs-maçons bokk ci droite nationale conservatrice bi moom moo commandité ñaari attentat benn bu mu def ko beneen bi mu def lu ko biñ koy enquête nangu na ko ba mu nangoo loolu ca la wax ja jeex jiyee nañ ko jullit ñi waaye bañ gëstoo du jullit ñi kañ jàpp ci ñoom la bokk kenn tuddul diine man seetul loolu kenn newul ci diine sàngam la bokk waaye dañoo jàpp rek ne acte individuel la waa ji ñu condamné ko jàpp. bu dul loolu bu ñu xoolee réalité groupe terroriste yi nekk ci Afrique nga xam ne li ñu doon wax léegi mooy jëf yi concerné adduna bi waaye Afrique am na ci wàllam. Afrique mbooloo yi gën a tasaare fitna tey boo leen doon seet duñ leen tënk rek ci mbooloo yi woote woon lislaam am na mbooloo yoo xam ni woote woowuñ lislaam yeneen diine la ñuy woote woo te taal nañ fitna ci àdduna bi fii ci Afrique sax rey fi mbooloo mu bare bare boo demee fële ci RDC ñu tuddoon armée du Seigneur nga xam ne dañ ne woon ñoom 10 commandements bible bi la ñuy appliqué ñooy ñi rey ci ay nit ñu bare bare lañ waaye kenn incriminé wul seen diine waaye nit ñooñu lañ incriminé jàppee leen ay terroristes. boo ñëwee ci sun réew yi am na ci ay jëfin yoo xam ni ñi ko jiite dañ dul ay jullit moo tax kenn takkalu ko lislaam fañ bokk kenn takkul leen ko waaye dañoo wax ne rek rébellion la dañoo jug am ay velléités indépendantistes loolu lañ leen tukkal boo demee fële ca Mali ca Azawad nga xam ni MNLA di mouvement séparatiste mouvement de libération nga xam ni tey li ñu doon ay jullit moo tax ñu teqalee leen l'islam ci gannaaw bëgg a xeex l'islam ci buntu terrorisme ànd ak ñi ñoom ñooñu ñi leen di gën a dimbali lu jiitu coowal Mali li am moo doon réewu tugal yi réewu Scandinavie Suède Finlande dëkk yooyu ñoo doon ñii gën a dimbali MNLA ci ñu xeex pour am seen indépendance xam ngeen ni sax seen kilifa yu mag yi France lañ demoon établir fa ñu jox leen fay këyit jox leen fa liñ soxla lépp ngir dund fa di leen may sax ñuy génn ci télé yi di def ay revendication loolu bu yàggul rek balaa problème mu Mali bi am ngeen yëg ni kon mbir mi gën naa sori fi ñu ko bëgg a yemale ci cadre l'islam boo demee fii ci Nigéria ci Boko Haram nga xam ni li ko jur dëgg-dëgg gëstukat yi nga xam dañoo objectif gëstu nañu li jur juddu groupe boobu am na journaliste français bu ñuy wax Alain Vicky dafa def reportage bu yaatu ci wàllu Boko Haram ak li tax ñu créé wu ak fu ñu jóge mu ni fañ nekkee di nord bi di Borno mu ne dafay gox boo xam ne gox bu ñàkk la boo xoolee chiffres yi ñu fa joxee chiffres yu daw yaram la mu ni 2% ci xale yi am moins de 15 mois ñoo mën a ñàkk 98% yi mënuñoo ñàkk seeni waajur amuñu doole seen carnet de vaccination dara new ci bu ñu xoolee njàng ma 83% des jeunes sont illettrés jànguñu 48% ci xale yi toll ci jànguñu alxuraan jànguñu école mu ni ñàkk ga nag jéggi fa dayo mu ni lii mooy facteur yi nga xam ne yépp boo ko boolee moo jur mbooloo jug woote loo xam ne bi mu ko wootee
ñu ko woy si yëpp dañoo yëg ni injustice moo am, nañ jóg réparer injustice sociale. waaye bi ñu demee ba ci biir mbooloo moomu ñu récupérer leen di leen jëf looloo xam ni dana tax état comme ni ñu ko jànge woon ci définition yi passé mën a am lay ci lim bëgg a liggéey ci dëkk ba mu liggéey ko fa. li may wax nii Fox News génne na rapport boo xam ni wane na ni jàpp nañu ci cour martiale bu armée nigériane lu mat fukk ak juróom ci kilifay armée bi, fukki généraux ak 5 officiers supérieurs ñu ngi leen jàpp di leen atte ngir ne dañoo am ay jokkoo ak Boko Haram di leen jox ay information ngir fu ñu leen bëgg a fekk ñu rëcc, lu ñu leen bëgg a def loo ñu def ko, ndax xam ngeen ni réew lu mu gën a am insécurité budget armée di gën a fort te ñoom ci budget bi la ñuy jël di séddoo. yemul foofu, Idriss Déby nga xam ni fan yii passé am na attentat bu am dëkkam bi coowal Boko Haram bi sonalee zone Sahel bi ñu nekk, dafa wax nañ def coalition boo xam ni ñun ñooy jóg ànd xeex leen. coalition boobu Cameroun bokk na ci, Bénin bokk na ci, yeneen réew bokk nañ ci. biñ jógee dem di xeex yi moom Idriss Déby dafa mer ci rapport yi ko ay généraux am jox ba génn ci presse adduna bi yépp di jàmbat comportement bu armée nigérienne am ci dossier Boko Haram. ku dem ci Le Point, journal Le Point di nga ko ci gis mi ngi seen site bi, ku dem ci journal La Tribune di nga ko ci gis, wane ni moom jaaxle na ci ni ñi nekkul ay nigérian te bokk ci coalition bi ni ñuy jokkaloo di joxante ay xalaat ngir mën a xeex phénomène boobu nga xam ne mi ngi yàq seen réew di yàq réew yi ko war, fekku ci armée nigériane. ñoom daal li ñu jàpp sax mooy ay complice lañ yoo xam ne fu ñu war a fekk ñee ñoo leen jox information ngir bu ñu leen fekk ñu daw. loolu Idriss Déby wax na ko, mer ci lool, te ba léegi déggoo tontu loo xam ni tontu la lu mën a rassuré nit. kon nga jàpp ni li xew ci àdduna bi tey lëndëm na lëndëm goo xam ni nga toog sa ruq rek di wax ni damay xaar ay échange d'information, luñ ma jox ma jël ko comme ni dëgg la ki ma ko jox ab yonent la, loola ku ko def yaa ngi ci njuumte lu rëy rëy. ndax ñi lay jox information yi dañoo am intérêt ci nga tayal yow doo def benn gëstu toog sam réew di xaar ñoom ñu lay gëstu di la jox information. bu ko defee fu ñu la orienté rek foofu ngay jaar, buñ la nee songal ma mbooloo sàngam ndax ñoom jot nañ ay information ci téléphone ak nangam ni ñoom ci groupe sàngam lañ bokk, nga daw songi leen ndax jàpp yaa ngi ci dëgg, fekk boo continuer ci noonu di nga taal fitna fu mu nekk. yii yépp nag di ay xew-xew yoo xam ni buñ ko bëggoon a analyser tey danañ gis ni analyse bu xóot la. amul dara lu fi jaar ci at yi weesu ci lu ñuy tuddee acte terroriste lu dul boo gëstoo ba ci biir lu ñuul lu baree bari mi ngi ba ci li mu jee xew Paris ci Charlie Hebdo ku ko topp da nga gis lu ñuul lu baree ngi ci, ay tombi laaj yu kenn mënta tontoo ngi ci, ndax ñi koy jiiñ ñoom la, ndax amul beneen piste bu ñu waroon a topp lu dul gaawantu rek wax ni am na ko fàtte passeport ci benn oto boobu gis nañ ko kon moom la, topp ko rek may ñu ko dara, jàpp ko rey ko, nga xam ne wax ji fa la yem. loolu yomb na. li xew bërkaati démb benn waaye bu doon livrer gaz rek ab jullit la dem fa muy livrer gaz rek ñun jàpp nañ fa nit daggate nañ ko kon moom la, jàpp ko rey, laaj waa këram ñu ne kii de ci jàmm rek la nekkoon ak ñun, fii la xëy ndekkee de dem liggéeyi. ñu ni waaw kon extrémiste islamiste yi juwaat nañu. nga dégg Fillon ci déclaration muy dañoo war a gaaw xeex lépp luy totalitarisme islamique, dañoo war a jug ci jullit ñi. nga yëg ni kon am na benn haine, benn mbañeel coxor goo xam ni mi ngi ci ñi bëgg a fay l'islam, te bii du yoon wu njëkk, bii lañ tàmbalee rey seen bopp, rey seeni mbokk ngir am lay wuñ dalee ci kaw l'islam. waaye bu njëkk dañ daan ragalee fii ay jullit, ay sëriñ daal ragal lañ leen fii ci nooru Sénégal, ci Fuuta
téeméeri sëriñ daara ak imam mi ngi ci archives nationaux yi ku dem fekk ko ci tiire leen bal ñoom ñëpp ñu faatu loolu am na fii Sénégal. léegi nag bi ñu xeex l'islam di gën a jëm kanam ndax l'islam ku ko jàng luñ la ciy tiital boo ibbee alquran ibbi sunna yonent bi ibbi siira comme ni ko Maxtaar jàngalee léegi doo mën a ñàkk bëgg l'islam. boo demee Europe bu doon l'islam day def ravage ñi ngi wax ne l'islam koy def ay ravage ay téeméeri européens di dugg ci l'islam. Allemagne statistique wane na ni officiellement chaque mois dina am 400 allemands yu déclaré ni dañuy dugg ci l'islam. ñaata ñoo déclaré wu réew moo fi dem noonu la. France tey l'islam mooy deuxième religion te bu ñu deful ndànk fii ak 25 ans mooy nekk première religion. kon jug jot na ci ñoom moo tax ñu jug luñ mën danañ ko def lii naqari xolu jullit nag du ñoom li ñuy def ngir fay l'islam ndax loola alquran wax na ko inna alladina kafaru yunfiquuna amwaalahum li yasuddu an sabilillah fa sa yunfiquunaha summa takunu alayhim hasratan summa yughlabuun walladina kafaru ila rabbihim yuhsharun ila jahannama yuhsharun walladina kafaru ila jahannama yuhsharun li yàlla suñu borom wax mooy ni ñi weddi yàlla danañ dépenser seen alal ngir fàtt nit ñi ba duñ dem ci l'islam mu ne danañ ko dépenser summa takunu alayhim hasra mu nekk perte ñu ñoom summa yughlabuun ñu gañe leen walladina kafaru ila jahannama yuhsharun ñi weddi yàlla danañ leen yóbbu sawara loola du liy metti jullit ndax alxuraan ko wax dëgg la waaye liy metti jullit mooy bu ñu bëggee jëfandikoo ay jullit ngir jàllale seen programme boobu mooy xeex l'islam ñu jaare ko ci loxo jullit loola mooy metti jullit te tey manipulation médiatique bi foofu la jëm am na jullit ñoo xam ni tey taxawaay wu ñu am ci l'islam nooñu l'islam yi wala ñu dul jullit amuñu ko taxawaay ci l'islam loolu nag musiba la boo xam ni danañ gis léegi ban manipulation moo ñu yeggee foofu li ma doole rek ci manipulation yooyu mooy xam ngeen ni bi benn waay defee loolu barki démb état français yëpp jug ci nañ arrêté islamiste yi nañ nangam coow li ne kur démb benn réfugié camerounais jël na ay explosif molotov dem fekk mairie Besançon mu sànni ko ci biir ba mairie bay tàkk ba ñeenti sapeur pompier ñoo ñëw pour ay camion pour fay loola waaye kenn tuddee ko ak terroriste acte isolé lañ ko tuddee ngeen gis ci kanam ne média am na rôle bu rëy bu muy joué ci loolu. yan sabab nag ñoo waral tey li ñuy tuddee terrorisme tasaaroo ci kaw suuf ak jëf yu mel noonu bokk na ci li ko gën a tasaare mooy noon bu bari pexe te ragalul yàlla. l'islam tey dafa am noon bu ko ëpp pexe te noon booba ragalul yàlla. ku ragalul yàlla nag sa xuloo amul yemukaay bu jaree sos da nga sos bu jaree ger da nga ger lum la jaral na nga ko def ndax yow li nga gëm mooy fa nga jëm mooy layal la ngay def waaw fa nga jëm mooy layal la ngay def le but justifie les moyens maanaam fa nga jëm nam mel ci yow na nga ko fonkee loo mën a def ngir yegg fa loola amul solo ci yow loola ci li solo jullit ñi la bokk tey bokk na ci traitement déséquilibré bi nga xam ne ñu ngi koy traité question yi nga xam ni dafa am relation ak jullit nga xam ne daal bu dee jullit moo def doonte ci turu boppam la def doonte dafa mer def ci loo xam ni moom la concerné kenn du ko yemale ci moom waaye ci l'islam gépp lañ ko jëme xam ngeen ni kii takk bomb dugg ci ay nit rey leen dañ koo nax rek gëmloo ko ni loola ngay def l'islam moo la ko sant boo ñu dee dem aljana waaye loolu muy def sorewul ak waa ji ñëw fii ci kanamu palais président sotti boo xam pétrole taal boo xam pourtant raison yii
mën naa doon raison yee kii dafa doyal ci dund bi, dafa jàpp ne dañ koo tooj, dafa jàpp ne état da ko taxawul, dafa jàpp ne li mu war a am ci réew mi amu ko fi, amul fu mu jooyee, amul fu mu wane meram, mu dem taxaw ci buntu njiitu réew mi sotti boppam pétrole taal boppam. kooku bu gisoon kenn ku ko dofloo ne ko mën ngaa dem takk ay boobu dugg ci mbooloo sàngam rey fa ay nit boo dee dem aljana lu ko def. yegg na ci niveau boobu. kon injustice moo waral kii yegg fii, injustice mel noonu mën naa waral keneen yegg feneen, xëy na nag ñoom ñaar ni ñu leen exploité moo wuti, waaye du kenn ci ñoom bëgg dundam wala bëgg dund tax mu def lu mel noonu. kon ñàkk maandu gii dox ci àdduna bi ak tooñ ak xiifal gi ñuy xiifal nit ñi ak guerre yiñ taal te benn dëgg waralu ko, nga xam ni guerre boo ci topp intérêt rek moo tax ñu taal ko. tey lii xew li bi ñépp xam nañ ni intérêt mennum réew la. mennum réew ci àdduna bi moo amoon intérêt ci Xadafi génn àdduna, mu def ay pexem ngir rey ko. bi mu ko reyee réew ma tas, arme yi tasaaroo. Mali gii li fi xew ci arme yooyu la jóge. réew moom lu tax kenn incriminé wu ko, lu tax kenn woowu ko cour pénal international ne ko yow yaa taar réew mooma, ndax kooku la mu yoroon ci ay arme waaye fexe woon ba not am réewam xëy na ba sax ak dal am fa. ndax kat ku xool lii xew xam ni lu njiit bon bon njiit moo gën ñàkk njiit, lu njiit bon bon njiit moo gën anarchie. libyen ci àdduna bi moo gënoon na néew émigré. Imam Muhammad mi fa la jànge, dañ daan lim immigré africain yi ci réew yi, daanaka xawoo woon a gis ab libyen bu ñu dafa immigré ci, ndax lim soxla woon lu ci baree bare amoon na ko ci réew. am koo xam ne jëflanteem ak njiital réew moomu naqari na ko, moo xam da koo jox alal ju baree bari jum campagne te bañ loola feeñ, tax mu profitoo ci rabia arabiya bi créé benn mouvement de tension bu ndaw, dem amati adduna bi yépp yóbbu fa ay arme rey ka fa nekk tas réew. conséquences yooyu moom la ñuy dund, mooy li xew Mali ci conséquence la bokk. doole ji yenn groupuscule yi am ci biir Afrique ci conséquence arme yooyu la bokk. ana réew moom ak njiit la defoon loola dem na yoon. bokk na ci li koy waral li nga xam ni ci lii sabab terrorisme la bokk, mooy gàttañlu gu suñu réew yi néew doole gàttañlu ci yenul seen bopp seen développement. xam ngeen ni jàmb fu mu yenn fanaan fa nit dafa am lu mu def ci biiram, am lu mu fajee soxla. mu nit amul lu mu lekk, amul lu mu naan, amul lu mu fajee soxlaam, léegi agression bari. agression benn benn la. jeex na waaye mën nga jël. bu nekkee nag lu ñu organisé su boobaa mu nekk musiba. kon sabab bi bu ñu ko doon lim mi ngi dellu ci ñi doxal réew yi ñàkk a maandu gi ñu koy doxale. réew yu mag yi ni ñuy noggatoo réew yu ndaw yi, média bi ni muy exploiter information yi, loola lépp boo ko boolee ci sabab yi gën a màgg ci tasaare terrorisme la bokk ci àdduna. su ma la bëggee jox misaal ci média ak ni mu mën a yàqe, dafa am gëstukat journaliste bu mag la bu ñuy wax John Swinton. ci at yu yàgg-yàgg bi ñuy tàmbalee wax liberté de la presse ak indépendance de la presse ak yu mel noonu, dafa fekkee jataay boo xam dañ ci doon feete liberté de la presse. mu tam yuuxu leen, waaw lan gan dof moo leen yóbbee tey ngeen toog ñi da ngeen feete liberté de la presse, te ngeen xam xel li ma xam ne kenn ku ne ci ñun dañ laa jënd ngir ngay wax loo gëmut di denc loo gëm. ku nekk ñun dañ laa fay ngir ñi lay liggéeyloo ngay wax liy jëmale kanam seen liggéey
waaye lépp loo xalaat ci loo xam ne dëgg la waaye boo ko waxoon mu yàq seen liggéey nga noppi ci. xam ngeen lu xew ñu ñii tuddee média tey mu jëfandikoo baat boo xam ni firi ko ci wolof dara jafe ndax da dul taaru waaye ni mu jeexalee waxam mooy nous ne sommes que des prostituées intellectuelles.